ak yow après moom mu dem def sa fête avec les footballeurs. La dernière sortie d'Adji Sarr. ma daaneel. parce que ci loolu laa jëm logique la bi mu amee loolu nag mu ne for naa almet stratégie Macky lii la benn surfer sur la vague de la victoire ak ay inauguration yoo xam ne loolu it ma wax ci sa question laay répondre bul yàkkamti monsieur Diop 24 heures la sa journal tu as 24 heures y a pas de souci bul yàkkamti bi ñu jógee ci loolu mu lancé benn vague d'inauguration yu mucc ayib inauguration yoo xam ne man xam nga fi mu ne nii jeunesse bi mooy cible bi jeunesse bi mooy cible bi c'est le combat. man nag jeunesse boobu laay waxal xam nga inaugurer stade lu baax la waaye ci réew boo xam ne dafa ndóol ba ñu boole la ci 25 pays les plus pauvres du monde la question bi ñu war a poser Macky mooy ñaata usine la ñu inauguré ci 10 ans yi mu def ci Sénégal ñaata ndal la ñu def ci mbay mi ba autosuffisance en riz bi mu waxoon pour 2017 am nañ ko tey jii parce que bu ñu nax suñu bopp de gis nga stade du créer emploi da ngay doxal sa secteur muy sa mbay sa napp te suñuy mool mun suñu am jën sa càmm ak yeneen ak seen yeneen daal di def ay industries yuy transformé nga créer valeur ajoutée loolu mooy créer emploi moom bi muy nekk candidat ay saaku ceeb yu vide la yoroon saaku ceeb yu vide yooyu amul tey ba léegi Sénégal ñàkk a tabax économie moo tax tey àdduna bu sëqatee ma jox la exemple bu simple njëg yi guerre am na Ukraine tey baril pétrole mi ngi à $127 $67 la ne woon avant crise bi pétrole bu yokkoo lépp yokku Ukraine ak Russie soo leen boolee ñooy premier producteur blé nga bëgg tey boulangerie bi bañ a yokk mburu bi te blé bi yokku na ci anam goo xam ne tey pays yëpp yëg nañ ko amul njëg bu yokkuwul nga ne commerçant bi nekk fii yow amoo sañ-sañu yokk alors que moom lépp da koy jéggaani fi mu koy jëndee li mu doon jëndee benn léegi juróom lay jar lan moo ñu andil loolu lan la Macky Sall def 10 ans yi pour ñu tabax koom-koom mbay mi fu mu toll napp gi fu mu toll càmm gi fu mu toll ñaata usine la ñu inauguré ñaata emploi la ñu créé est-ce que ndóol gi jóge na ci Sénégal d'accord nga ne yow parce que te li andi loolu yëpp nag gis nga tubaab bi ni ñu ëppee xel ñoom Macky Sall ñi sax du jàmm man nag ëpp ñu ma xel ma wax leen ko léegi tubaab bi dañuy ñëw ne la dama lay lebal surtout nag jamono ju bu ñu nee am nga pétrole am nga zircon am nga or ñun dama lay lebal boru Sénégal fi mu toll nii mara d'Italie mais suñ doon dañ lay lebal rek bàyyi la tubaab yi xam nañ ni suñ la joxee xaalis nga def ko ci sa mbay baaxul ci ñoom parce que da lay jox indépendance suñ la joxee xaalis nga def ko ci sa napp wala ci sa càmm wala sa éducation pour say doom ëllëg am seen niveau wala ñu raw leen loolu baaxul ci yow mais suñ la joxee xaalis dañ la daan xam nga loo ciy def stade nga ciy tabax train nga ciy tabax samay entreprise nga koy jox parce que amoo entreprise bu ko mën a def soo tabaxee sa stade ba pare tëj ko war koo entretenir 800 millions par année te boobu yow amoo mbay amoo càmm amoo dara yaa ngi dépendre ci tubaab bi ilaa yow mi din d'accord donc tey jii débat c'est la dette encadrée quoi donc loolu ñëpp comprendre c'est la dette guidée alors léegi ma daaneel ci foofu laay daaneele donc moom jàpp na ni Coupe d'Afrique am na ma ngay inauguré ñett wala ñeenti mbir yoo xam ne amul benn impact ci dundu Sénégalais yi mu ne kon ñetteel bi mooy naa songaat Sonko parce que moom mooy sama problème principal du moom mooy opposant bu ëpp gëdd de waaye comme fexe nga ba tey Khalifa Sall mënul présenté wu Karim Wade mënul présenté wu waaye Ousmane Sonko mën na présenté wu te ma ngay présenté wu di gagné malgré tout kon naa songaat mbiram mu dajeeg nag ñi nga xam ne ñoo ko ngemb ñi mu doon seen préfet muy tubaab yi ñoom it Ousmane Sonko tiital na leen parce que la ma def Casamance lu tuuti la waaye lu symbolique la daa di nag law ci Afrique yépp mu posé débat moo tax maa ngi ñaan ba ci Barthélémy Dias maa ngi koy ñaan ndakaaru gi waratul am ay riiw Pinet-Laprade ak ay général de Gaulle ak ñàkk fayda yooyu na ko dindi
ñu tuddee ko suñuy maam tuddee ko ay africain yoo xam ne seen jàmbarte justifié na loolu te tubaab naa la wax lenn nag ku koy tenir tête la respecté li tax ñu respecté Kagame li tax tey ñu respecté Algérie waaye boo nekkee fii nekk esclave de maison tubaab du la mus a respecté moo tax respecté wuñu Macky Sall respecté wuñu suñuy président kon moom bi mu yëkkati yooyu dafa tombeek tubaab bi moom it mi ngi xool fan lay jaare pour Ousmane Sonko mii nga xam ne danger la te discours am mi ngi dugg ci nopp ndaw ñi naka laay def ba arrêté ko moo tax ñu yónni seeni journaux ci li gën a fës kenn musul gis monde diplomatique def une des faits divers ba pare ñu sponsoriser ko mooy xaalis bu bëri lañ leen jox Jeune Afrique def la même chose ak keneen man dama musa am sama fulla ci ñooñu conférence de presse bu ma taxaw Jeune Afrique nekk fa wala monde diplomatique wala nu mu tudd RFI soit ñoom dinañu génn wala man duma fa bokk parce que man tubaab ëpp ma fulla décision boobu nga jël fi mu toll. man mii moom laa jël te it li ñuy fexe mais loolu ça va à l'encontre de la liberté de presse quand même. déet mënu nekk ay homme politique sénégalais ne su ma def conférence de presse Le Monde du toog RFI du toog. de la même manière Sud FM warul toog Walfadjri warul toog. xam nga man. oui. presse sénégalaise problème yu bëri na ci yaa ma ko gën a xam. waaye mun naa nangul presse sénégalaise loolu. parce que c'est nous dans nous. waaye nit bu jógee fële ci àll ba ñu mission commandée ñëw du ma ko nangul. te it liberté de la presse. man tam dama am sama liberté. oui. am naa sañ-sañ ni fii du ma fi waxee. mais sama liberté ndax ragaloo ëllëg ak civil aussi. ci dëkk bi nga nekk fa nga yeewoo ñu xatal la fa ba nga xam ne presse bi nga xamante mooy sa presse nationale sax duñ la jox kàddu. yow nga sukkandiku ni ñu ko gisee ci yeneen dëkk nga bëgg a sukkandiku ci yooyu pour opinion internationale yeeg li ngay wax. gis nga presse am na solo trop te am na doole. waaye ñun dépendre ñu ci presse. bi ma commencé politique ba léegi dama ne presse damay am ak moom relation de respect mutuel. même fii Sénégal organe de presse moo joxul respect du ma fa dugg du ma fa wax te du ma tee egg fi mu war a egg su ko yàlla tuddee parce que ku yaakaar ni am nga pouvoir bu rëy parce que yaa ngi toog di wax sénégalais yi la seetaan chaque jour nga xëy wax ci Ousmane Sonko te teewul Ousmane Sonko ngi dem su doon presse mooy rey nit présidentielle lan lañ fi deful Tullow Oil moo koy financé rapport ak xam nga lan état islamique diw ay journaux ñoo ko bind def ko seen une man dama gëm ni gis nga fi dañu nekk dans un monde ouvert sudul presse di réseaux sociaux di leen ak leneen mais dama wax ni dafa am loo xam ne bu ko nit defee dafa war a présenter ses excuses parce que li ñu def faute professionnelle grave la te ku ma respecté wul du ma la respecté léegi nag ma dellu ci stratégie Macky dama bëgg Sénégal yëpp xam lan mooy stratégie Macky jàpp na ni fi mu ne nii il a le vent en poupe te mu ngay nax boppam dara changé wu fi sénégalais bi demoon inauguré stade bi même sénégalais bi moo taxawoon ci kanamam mars 2021 mooy taxawaat ci kanamam tey jii sénégalais boobu bi génnoon parce que gagné nañu sa fierté nationale la génne mais génnul parce que Macky Sall la ñaar yooyu bu ko kenn confondre le même sénégalais bu dee amuloon liggéey ba tey amul liggéey bu dee mënul faju ba tey mënul faju Sénégal dara soppiwu ko fi dara soppiwu fi moo tax ma ne ci stratégie boobu la ñu génnewaat dossier boobu dossier bi nag li ma ci wax du bëri dossier bi benn responsable moo ci am mooy la justice sénégalaise la justice sénégalaise est complice du complot qui se passe actuellement parce que mënuñu ne dossier bi mi ngi ci table juge ne kenn bu mu ci wax parce que instruction la bis bu ne nit génn ci wax fu ko neex ay médias étrangers sax ñeme dugg Sénégal wax ci lu leen neex dem soo ko defoon France yow mii tey ñu créé la problème ana justice ci jamono boobu. ndax yow pare nga léegi pour wuy justice boobu. man wuy ji naa justice Ndeye Marème. mais procès bi ñuy xaar na déglu ma wax bu ñu poser question yi ci benn façon bi man wuy ji naa justice li ma waxoon dafa leer dossier bii gisuma juge bu ma ciy tëj kaso man Ousmane Sonko. ah oui ilaa yow mi diin gisuma ko loolu mooy benn bi ñaareel bi ñoom dañoo defoon seen complot ba ça devait se passer au mois de février 2021 bi ñu ratee février 2021 la ñu am problème ak dossier bi ñu ratee
échoué jàpp Ousmane Sonko ne ko ñu ci kaso bi la ñu xam ni dossier bi perte nañ ko parce que loolu moo ne woon seen stratégie moo tax Serigne Bassirou Gueye nga xam ne lu yàqu ci magistrature bu dee téeméer la juróom-ñett fukki moom la gaawantu ne mandat de dépôt man loolu laa ne woon du am mandat de dépôt boobu te ni ma ko waxoon laa koy waxaat tey dossier bi du ma dugal kaso man. fan nga ko teg. parce que li ñu wax amul man kenn du ma jaay doole dinaa ci ñëw. ma ne justice sénégalaise moo am problème. comme justice sénégalaise am na problème nag man dama jël samay résolution bu yàgg Macky Sall toog na 8 mois ñemewul nommer un juge loolu kenn mësu koo gis 8 mois ñemewul jël ñoom nommer un juge boobu mu ngi wut juge bu méngoog li mu bëgg te de préférence na bokk ci xeetam ndax ñi ñu pressentiroon yépp ci même canevas bi la loolu dama ko teel a wax bi mu amee juge ba nommé ko def na léegi ñeenti weer juge boobu ñemewu maa woo entendre ma man baa ngi fi. mais est-ce que du problème ma terminé moment dama la ñaan rek. ñeme ma woo entendre ma. ci jamono jooju ña ngay permettre ay nit chaque jour ñu nekk ci télé ak rajo yi di wax donc procès bi léegi ça se passe au niveau des radios et des télé. moo wax nag ni te juge bi mu tànn. est-ce que du yaa ko xupp juge boobu yaa njëkk a wax ba mu ko nommé il est disqualifié comme son prédécesseur. moo wax la pourquoi. ndax juge boo xam ne mois de février 2021 bi coow li amee sa page Facebook nga dem bind. jël benn article boo xam ne c'est à charge contre Ousmane Sonko. boo xam ne daf ma accusé nga publier ko sa page Facebook juge boobu jël na parti ba pare biñ ko nommé mafia kàcc bi génnee xam nga booy dañoo garaw mu gaawantu supprimer page ba mais capture d'écran yaa ngi fi kon kooku mënatul nekk un juge neutre pour juger mais ma wax nii dama jël des résolutions ñaari weer a ngi nii demuma signé te du ma signéeti. ah oui dematu. déedéet du ma signé man ma dem tribunal ñu ne seen ñàkk fayda yi ñu lay jàppante loolu contrôle judiciaire nga nekk c'est une obligation de la loi. c'est pas une obligation. man defuma ko obligation signé wu ma ba gisuñu. defoo ko obligation voilà. defuma ko obligation. parce que signé naa 10 fois donc 10 mois. 10 mois. doon amal li nga xamante ni nag moom mooy le grand entretien ca télévision Walf TV lañ ko doon daal di nag defee ni ki tey jile moom mi di nag njiital Pastef doon dikkaat ci actualité Sénégal ni nga xamante noonu la daal di nag nekkee ak nag Ziguinchor ga mu daal di tàmbali daal di nag di ko jiite ak nag coowal li nga xamante ni moom mooy li ko lié ak Adji Sarr ci wàllum viol goo xamante ni daanaka ñu ngi ci mois de mars mu def at boo xamante ni loolee képp la ñuy daal di waxtaanee ci réew mi moom Ousmane Sonko dikk ci ni mu gën a yaatoo nag ci boobule dossier ne nag ñu ngi dégg nag saay su nekk ñu naan moom Ousmane Sonko mënuta daal di nag tukki ndax levé wuñu li nga xam ne mooy contrôle judiciaire gënu ko daal di nag teg moom jiital Pastef daal di nag weddi tuuma ne nag moom la neex tukkiwul waaye bu ko bëggoon tey dana tukki ndax nag ab passeport diplomatique am ma nga mu yor ndax député la avant tout ba noppi nag li nga xam ne mooy passeport ordinaire am la ñu daal di nag confisqué waaye loolee terewu ko tukki ndax bu doon tukki tey jii passeport diplomatique am mi ngi mu yor sa émission bi sax ci li nga xam ne mooy entretien bi ca Walf TV sax génnee na ko daana ko wane ko ne moo ngi nii man la tukki neexu man maa bëggut ay tukkee ka dem ak ñëw waaye nag bu ma neexoon tey ma tukki daal di nag dem kon loolee amul benn contrôle judiciaire boo xam ne mën nañ ma ci daal di tënk ma toog file waaye nag bés bu ma waree génn dinaa dem ba aéroport xool naka la ñuy jëflante ak man waaye sama passeport a ngi nii du ma soxla sax visa ngir war a dem moom Sonko daal di nag ñëwaat si li nga xamante ni mooy interview bi ki nga xam ne mooy Adji Raby Sarr daal di accordel RFI ak journal Le Monde moom mi nag Ousmane Sonko ne nag ci boobule interview nga xamante ni nag dañu ko daal di nag seppi ko teg ko ne ba noppi nag ngir
droit de réplique gi nga xamante ni nag journaliste bu nekk war nga ko sàlloo ngir wàllum éthique ak déontologie mooy nag su amee nag benn contentieux entre deux parties boo daal di janoog benn partie ba noppi da nga waroon na daal di janoog ba ca topp door a daal di nag jublu ci leneen waaye nag doo def sa interview ba noppi daal di dem nag interpréter que nu la neex moom mi ne nag daanaka fii ba muy doon président bu Sénégal wala bokk muy daal di nag def buzz wala bokk ñëpp di ko wër ci presse étrangère bi le moom Ousmane Sonko ne désormais daal dina koy nag signé décrété ko moom mi à sa manière ne journal Le Monde ak RFI Jeune Afrique duñu ko mësati gis mu daal leen di accordel interview bañ na ci lank ndaare ba tëdd ci naaj wa ne dootu leen accordel benn yoon interview du waxati ci seeni micro wala ci seeni téléphone fi léegi taxaw ñu jéggalu ko ci nag yenn parparloo yoo xam ne def nañu ko nag ci interview bi nga xam ne seq nañu ko ak ki nga xamante ni moom mooy Adji Raby Sarr moom Ousmane Sonko daal di nag nekk koo xamante ni daanaka nag comme niñ ko daal di nag xamee saay su nekk bu daal di nag génnee rek moom Ousmane Sonko ñëpp di xaar sorteem rawatina nag ci li nga xamante ni nag moom la ñu daal di nag waxtaane muy wàllum actualité tey jii sax ñu gis nag li nga xamante noonu la nit yi daal di dem nag songi jëw télévision Walfadjri ak nag ci net bi ni ko nit ñi daal di nag suivre moom Ousmane Sonko ci nag entretien boobee nga xam dañ ko duppee Ousmane Sonko sans détour ca Walf TV ki nga xam ne moom Moustapha Diop janoog moom waaye nag amati yeneen i kàngam daal di nag janoog moom ku ci mel ni Mansour Sow bu DTV ku ci mel ni itam ki nga xamante ni nag moom mooy Mariam Ndiaye bu Sud FM ak seen yeneen naataango yoo xam ne dañ ci daal di nag teewoon ci boobu leen a grande interview moom Ousmane Sonko njiital Pastef daal di nag ne interview boobu nga xamante ni Adji Sarr accordé na ko waa Le Monde ak Jeune Afrique ak RFI nag nee na la mu ko métti nag daanaka liñ ko defa def lépp sax métti wu ko waaye loolee moo ko gën a daal di nag métti ndax amoon nañ possibilité daal di nag contacter leen ñoom ñaar ñëpp waaye dañu def seen benn interview daal di nag dem te loolee mën na daal di semer sax le doute au niveau de l'international. ak ñi naan pepe kale reefaan pep dama koy dagg foofu ak DKR 221 ku bëgg am lu leer ak yu bees tàkk aboneel ci DKR 221 ma fekk la faak 221 dooleel la ko ci dama ne sama gaay yaa xam koor gi tabaski bi actualité ak yi xew ci jamono ñu koy nëbb maa koy génne teg ko ci table DKR 221 di ko tas benn par benn naan 1 boo ko boolee mu jox la 221 pare leen man waaju baax maa ngi foofu yéen célibataire yi tey ngeen dee marié yi am ngeen lu ma leen xamal xam ngeen li ma leen wax DKR 221 abonné